jaay doole la mais on a gis nañ fi Mussolini gis nañ fi Hitler gis nañ fi Mbokata ñoom ñëpp ils sont allés KO maintenant du dëgg wax ko du dëgg boo ko xoolee xam ko booy boobu psychologue boo jàngoon psychologie boo xoolee booy bi xam ne kii li muy wax dëgg la Sénégal nag boo dëggee ñu dëgg la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk fraternité yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di njëkkee ci sama nuyoo sunu mbokk yu jomba ñaaw yi nga xamante ni ñoo jógee France Suisse ak Belgique di leen dalal jàmm di jaajëfal équipe sortant di ko dalee ci Moussa Ba di xamal gaay yi nga xamante ni ñoo bëgg a jël affaire bi la barre est très haute très très haute fii amul ku leen ŋàññul ñoom ñi tey jii mais yóbbu nañ ko niveau boo xamante ni képp kuy jël ngal la ñu ngi lay ñaan boo mënul def li raw li ñu def bul laaj dara toogal nga bàyyi ñu mën a dem benn loolu mooy xam naa du ma mën a guddal damay tënk affaire bi rek beneen li may wax mooy F bi nekk sunu parti bi mooy fraternité tolloon na moment boo xamante ni parti bi ñun ñëpp ci débutants yi ñëpp la dégoûté woon parce que da ngay dugg ci biir doo ci jëlee njëriñ man je me rappelle premier jour bi may dugg Pastef mbokk mi kii mi ngi ko doon wax sànq góor a Kérémona damay liggéey sama écouteur laay dugal sama nopp parce que tellement le débat était tellement dafa amoon da ngay sentir sa bopp ci mbir mi da ngay xam ni carrément ñii Sénégal moo leen ñor Sénégal la ñuy wax lu jëmale Sénégal kanam mais dem ba benn moment ma paate xuri na ma dem ba wéq na ma paate di lijjanti yoo xamante ni mooy loolu gis nga dafa war a ñun fraternité ñun dañu war a joxe exemple ci yeneen parti yi ça veut dire quoi yeneen parti ni ñuy régler seen problème ñun bu ñu koy régler suñu problème du ñu dem mooy dañu war a am fraternité entre nous ñu xam ne ñun ñëpp ay frères lañ kenn ku ci nekk buy def bëgg mu baax moo tax muy def oui parce que tey jii nii du question que ni ça passe ou ça casse waruñu xalaatee noonu lu ñu war a xalaat mooy bien vrai que j'ai raison ñoom sax xam nañu ni j'ai raison mais ça ne veut pas dire que damay imposer li ma wax mooy am par la force wasalaam mbokki loolu laa mën a wax. waaw asalaamaaleykum ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi nekk ci coordination Italie bi toog fii tey waaw man li ma bëggoon wax rek mooy surtout débat yi ma fi dégg nii mooy que ñu dañuy réer mbir benn affaire parce que boo ciy bokk dafa am philosophie. donc nit ki philosophie boobu bu fekkee dafay ñëw di ci Pastef te leeragu ko yow mi nga xam ne yaa ko convaincre pour mu dugg ci yaa ko koy dugal ci boppam parce que don de soi pour la patrie la ñu wax man nit mënu maa xas ba mu yëg ma dara ci affaire Pastef nit mënu maa wax dara ci Pastef parce que ñun Pastef ñun ñooy dëgg ñun rek ñooy dëgg Sénégal ñun waa Pastef ñun ñooy dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg ñun ñoo mën a dem ci dëgg loolu li nga xam ne moo ñu ko mën a may aussi mooy structure boo mënti gis l'ordre et la discipline moo la ci mën a yóbbu ci kanam même fii nii mën naa wax ne am na faay parce que dañoo def rapport financier ne ku am loo laaj ci rapport bi nga laaj ko mais ñi jël parole yëpp kenn laaju ci leneen lañ wax donc Pastef dafa am philosophie dama bëgg ñii ñi di gëstu ci loolu Sonko moomul Pastef gënuñu koo bëgg dañoo bokk xalaat rek te mbooloo moo gis dafa am ku war a jiitu ma bëgg leen jox benn anecdote bu ndaw rek pour ngeen xam Pastef ñun ñooy ñan dafa am benn sëriñ bu dem ci benn village gana ji fa benn taalibeem nit ñi di wër di ziar mu gis fa benn jongoma ne kii kan mooy baayam ñu ne ko baayam a ngi fii mu ne dama koo bëgg soxna ñu dem ci baay bi ne leen man sama doom du ma ko may ku mu xamul sëriñ bi ne leen kon wax leen ma luy seen problème ma wax leen may kan ñu ne ko ñu ne suñu problème mooy que dëkk bi boobu léegi nii ci taw daal mooy suñu problème dëkk bi tawatul mu fanaanee taw sëriñ bi ñaan dëkk ba fanaanee taw ñu may ko soxna sa mu yeewu ñibbi xam lii ma leen di nettali li ki ma ko nettali xam nga lu ma ko tontu dama ne ko ndax taw ba fa la jaare sax mu ne ma non da doon wane boppam rek ma ne ko xam nga kan moo def kéemaan dëggantaan ki nga xam ne moo créé aspirine ba nga xam ne bu sa bopp méttee Italie mu faju
boo nekkee Sénégal sa bopp metti nga naan aspirine mu sedd nga dem États-Unis sa bopp metti nga naan aspirine mu sedd kooku mooy Sonko mooy borom aspirine pour Sénégal waaw parce que merci bien dama bëgg a wax rek ne mooy politique boo ciy dugg di laaj dëkk sûrement am nga xam-xam wala am nga xaalis wala am nga doole boo ko yoree mais ndax loolu yëpp boo paree da nga koy def pour le peuple wala da nga koy def pour sa bopp je vous remercie. merci. salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp man nag du ma gaaw a gërëm kenn parce que damay bañ ñi ñëw du ñu liggéey lu mat parce que Italie gagné wuñ ko kon liggéey bi des na te kon ko affaire yi màgg na mooy ñiy ñëw ñiy jël responsabilité xam ne liggéey bi léegi dafay gën a métti du yomb mooy li kii Diop wax du yomb li ñuy xaar beneen affaire la nañ góorgóorlu te booloo te liggéey mooy fay boo liggéeyul doo gagné te ñun loolu lañ bëgg a dugal ci Sénégal buñ ko bëggee dugal Sénégal nag dañuy commencé si ñun suñ ko commencé wul si ñun fan lañ jëm kon nañ toog te panel yi ma ñëw ci panel yi panel yi su mbaxloo bi dafa bëri panel yi dafa waroon doon panelu liggéeyukaay mais panel lépp nga ciy gis li may wax Mataan Ndong xam na ci dara panel dañ koy organiser comme problème finance bii ñu am suñ ko organiser woon comme du am parce que commission finance war nañ mën a wàcce affaire yi du jour au jour ñuy gis affaire yi bu ñëpp di gis di xam ne tey wala démb lii ngeen dépensé coow du am parce que question yi day ñëw sur le champ loolu mooy problème bi sinon ma bañ a guddal maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp wasalaam. man nag ci rapport financier bi laay ñëwaat ndaxte question bi effectivement loolu la woon dama amoon juste du sax ay recommandation ay conseil rek la conseil léegi nag après yéenay xool par rapport ak seen dëkk nan ngeen koy defee mais conseil yu ma am yi c'est parce que puisque France ñoo njëkkoon structuré yàgg na te y a des questions qui sont venues et qu'on a réglé damay bañ rek mu dal leen parce que léegi tamit manqué ngeen trop sànq dégg naa ni 6000 personnes xaw ma ñoo voté pour Pastef fii ñun France 11000 ñoo voté pour Pastef donc on a géré quand même quelques problèmes qui vont arriver chez vous quoi moo tax conseil bu mu leen jox bi parce que sànq dama dégg ngeen ne seen cotisation yi ci ñaari compte lay dem et j'ai entendu que c'est des comptes personnels faites attention faites un compte Pastef c'est très important ngeen bañ ko def ci ay compte personnel parce que xamu leen fan la problème di indi donc loolu mooy njëkk léegi pour am compte personnel xaw ma nag Italie nan lay demee ñun France on a été obligé de créer une association boobu association Pastef France xaw ma nu ñu ko tuddee woon association boobu moo ñu permettre woon ñu ut compte au nom de cette association là bàyyi leen ci xel par rapport à vous en Italie vos réglementations loolu moom mooy première chose deuxième chose moom mooy am na sànq ku suggéré lu important moom mooy Pastef ut yeneen moyens de financement qui sont hors les cotisations c'est pas si facile que ça parce que ça signifie que vous allez devoir su fekkee ni da ngeen war a créer dara luy indi xaalis xaw ma Italie de mais France il faut nga créer entreprise il faut mu leer fay ay impôts et patati et patata faites très attention à ça moo tax même soo leen di créer association bi su fekkee association bi ëllëg da ngeen si bëgg xalaat ay projets yu indi xaalis jël leen ko en compte loolu daal xëy na waaw cotisation yi tamit ti lu ma comprendre mais lu may wax ni du conseil c'est parce que dama ko dégg te lu nice la mais damay laaj rek ngir mu leeral ma dafa mel ni yéen délégué yi rek ñoom ñooy cotiser loolu la non c'est délégué yi rek pour assemblée rek loolu pour financer suñu seen assemblée yi la délégué yi di cotiser et ab 5 euros yi ñëpp la donc c'est 5 euros pour tout le monde ba pare pour les assemblées c'est des délégués qui cotisent assemblée générale bi rek c'était juste pour financer ça moom c'est très bien loolu moom dinaa ko sàcc bu leer naan yoonu kat waa c'était juste pour financer léegi ñoo ko fay li ñu fi nekk yëpp ñoom ñi ñoo ko d'accord voilà loolu léegi am na beneen suggestion bu ma dégg
boo xamante ni aussi c'est extrêmement important mooy kenn ki lu mu waxoon bureau bi soo leen mënee il faut que bureau bi di dem ci section yi ça c'est vraiment important parce que ça rapproche le bureau à vos différentes sections qui sont partout mais loolu seen compte bancaire bi ak ni ngeen di cotiser ci biir ak yooyu il faut que aussi loolu yëpp leer parce que aussi mënoo leen wax membre bureau yi da ngeen war a dem ci section yi mais yéenay fay train yeeg yéenay fay hôtel yeeg yéenay fay donc tout ça ce que je veux dire rek mooy c'est une cohérence d'ensemble daal c'est une cohérence d'ensemble donc soo leen toogee commencé xalaat ci finance yi pour votre prochain bureau prenez tout ça en compte et réglez le carré na yëf yi carré même ni ngeen yi xoolee finance yeeg yooyu yëpp na carré parce que am na yenn problème yu grave yoo xamante ni fa lay jóge donc boobu moom vraiment soyez radical sur ça quoi merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci beaucoup Mandiaye. Je pense que contribution bi am na solo te foofu aussi man li may wax rek justement en quelques secondes di ko conseiller bureau bi nga xam ne moom mooy ñëw xaw ma nag ba xam ça existe ou pas mooy chaque année da ngeen a war a réunir yéen waa COPIL bi def li ñuy wax plan stratégique il faut ngeen am seen plan d'action boo xam ne da ngeen koy def sur 1 an wala sur 2 ans ngeen xam fi ngeen jëm wala fi ngeen bëgg a jëm ak yan action ngeen mën a mettre en place ba egg si foofu ça c'est très important. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jox seen cër yéen ñëpp et di gërëm suñu frère superviseurs yi yu jógee Suisse Belgique France di leen wax bienvenue à Bologne ñun ñoo ngi nekk ci région Emilia-Romagna. di leen wax bienvenue di wax bienvenue aussi section yi ak membre COPIL bi ñi fi nekk ñëpp di gërëm aussi Moussa Ba nga xamante ni ba tey lii lépp moom moo ko waral bu fekkoon liggéeyul peut-être du ñu egsi fii détail donc di wax rek ne dafa am sànq benn patriote bu wax lu am solo ci affaire frustration yeeg yooyu ma bëggoon dalal xelu gars yi loolu c'est normal. c'est le début parti bu bees la Pastef la ñëpp ay patriotes lañ ñuy dem ak fugg ku nekk da ngay defe ni yow poste bi kii nekk yaa ko dàq fekk zéro mën nga ko bañ a dàq loolu rek la donc benn phase la woon rek phase boobu weesu na yaakaar naa ni tey déroulé nañ ba ci kanam yooyu weesu na léegi dama li may proposé mooy phase harmonie ak oyof ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay frères lañ ñu bañ a jël affaire yi aj ko foo xam ni yeggu fa di wala ñuy rêver yoo xamante ni nii taxuñu jóg ñun suñ man boog sama seul rêve mooy ma gis Pastef ñu gouverner le Sénégal un jour teg ko ci yoon ku ci nekk sentir ne li ngay xeexoon kat tey njëriñ bi ñëw na waaw sénégalais nag moom bon vraiment loolu suñu complexe la boo xamagul nit ki affaire yooyu ku nekk boo ko gisee da ngay ñëw indi beneen phase mu xaw a indi frustration mais yaakaar naa ni phase boobu jeex na ñoo ngi ci beneen phase fi mu ne nii parce que booy xool ñun ñoo ngi xamante bu baax ndànk affaire yooyu bu dee côté proposition côté proposition xaw nañu broché am na ku xaw a broché lu mel noonu damay amoon ñaari proposition benn bu njëkk bi moo ëpp solo moom mooy cohérence bi ñu doon wax parce que booy xool fii ñun am nañ cellule à Cesena ñi am cellule Bologne ñi am cellule ci biir Romagna bi ba ci ñoom Bissine bon ñun ñooy njëkk a créer entre nous ci région bi benn harmonie boo xamante ni nii même affaire création yi du entreprise la waa ji bëgg a wax am na ay soirées yoo xamante ni nii ñun duñu ay sëriñ quoi parti politique lañ am na ay soirées yoo xam ne suñ ko organisé am ñoo xam ni loolu moo leen di yëngal dinañ ñëw dinañ mun a am nit ñi xaalis dina dugg dinañ mun a am fond de caisse mun nañ def sax chaque 6 mois ñu organiser benn soirée yaa ngi dégg waaw timing bi maa ngi ñëw damay daaneel rek waaw maa ngi ñëw may ma tuuti rek loolu harmonie la dina tax ñun ñëpp ñu gën a xamante dina tax man ma gën a soliere wu en italien en face suma benn copain boo xamante ni peut-être am na mu demee woon waaw dina gën a tax daal ñun ñëpp ñu gën a xamante gën a miinante ba nga xamante ni nii poste bu sa morom yor da nga ko yéene mais comme fii ak xamante wuñu rek du am harmonie donc affaire yi day gën a dëgër nañu fexe daal lu gën a woyof ñun ñëpp suñu biir xamante gën a ànd liggéey maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam mënu ma guddal. salaamaaleykum wa rahmatullah man du ma guddal li may njëkk a def rek mooy féliciter ñi nga xam ne ñoom ñoo yore woon liggéey bi nekk ci ay responsable ba indi ñu fii ñu toll tey
commencé ci zéro ba toll fii léegi leneen li mooy ay soññe la pour ñu gën a am conscience ci ñun li ñuy représenté maanaam émigration dafa am lu mu représenté pour l'humanité dafa accompagner l'humanité depuis bu ñu doonee humanité jusqu'à nos jours c'est un fait social fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi te mu war a jëriñ suñu réew ñun pour ce qui concerne émigration boo xam ne ci période moderne bii la nekk dañ cee def ay études yu leer ñépp ñi nga xam ne peuple yi nga xam ne conscient nañ ci loolu liggéey nañ fi ñu war a liggéey ba pare jëriñ seen réew loolu lay soññee ñu organiser wu li sëñ Mandiaye wax actuellement fi le 3 août si le changement radical au niveau des associations terzo-sectorielles lañ koy wooyee au niveau de l'Italie opportunité la yu rëy la joxe pour ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a organiser wu même pour création de fonds pour création ay entreprises maa ngi soññ ñi nga xam ne ñoom ñooy war a yanuwaat liggéey bi ñu tenir ci compte nekk en adéquation avant le 3 août boobu wasalaam foofu laay yem beneen bi moom mooy li nga xam ne moom la ñuy wooye statique et dynamique sociale maanaam société du toog benn place toujours dafa war a boole membre am yépp ñu seerewu pour mën a avancer en même temps pour ñu mën a seerewu fraternité bi nekk suñu parti moom la ñuy utiliser moom la sax suñu diine njëkk a utiliser ay mbokk ngeen ay collaborateur ngeen te yéen a war a ànd liggéey li ci des nag moom mooy utiliser le patrimoine mondial bi ñu yàlla jox ci ay connaissances yeneen peuple yépp a ngi avancer ñun suñu nangoo payer le prix on va avancer wasalaam. Merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu Ndemba Dieng Napoli responsable communication Napoli c'est la première fois may participer ci assemblée bu mel nii quoi di jaajëfal ñaari tur yi ma doon dégg muy Moussa Ba ak Mbaye Thiam ñoom laa doon dégg parce que kenn ki moo ma doon dugal ci groupe WhatsApp yi kenn ki dama ko doon dégg nii di leen jaajëfal lan moo tax xam naa lan ngeen ni ngeen installé seen bureau bi en fait ñun noonu la ñu installé suñu bureau dama jógee Sénégal 1 mois avant élection yi ma toog def examen de conscience ma ni instant yi ni ma gisee Sénégal su ma taxawul ëllëg histoire dina ma jëm léegi ma wër Pastef parce que loolu moo ma convaincre comme principe ma wër gars yi fu ñu nekk parce que damay def activisme xam naa gars yi Sénégal ñan ñoo patriote si Napoli ou non bi ma defee kii ñu toog 20 jours avant élection yi la ñu teg suñu bureau biñ koy teg yàlla xam na ni membre yëpp matul woon mais ñun ñoo jël 2e ci élection présidentielle yi au niveau de Naples parti au pouvoir gañ ñu fa ak point yu ndaw pour te dire que suñu détermination foofu la àggoon ok li ma ciy teg mooy benn genre proposition lay doon ñun def nañu ko pour Sénégal def nañ ko pour xam ni Sénégal moo laajoon ko taxaw ñu taxaw ko ok def nañ ko xamuñu woon sax Moussa Ba bay xam le président Ousmane Sonko ok mais ñun idée bi Ousmane Sonko di incarner loolu moo ñu intéressé woon pas la personne en soi loolu mooy benn mais nag dañu bëgg beneen yoon maanaam ñun def nañu loolu sacrifice yooyu noonu mais nit ñi nga convaincre woon da nga leen di maintenir maanaam boo leen bàyyee dañuy dem te ñoom dañuy soxla di gis seen leader maanaam seen leader di leen fekk si Ousmane Sonko ñëw na Italie def na Rome def Milan deful Napoli beneen yoon par exemple bu ñëwee ñu boole ci tuuti suudi bi def ñëw fekk ci benn proposition bi may def moom mooy bu ngeen di teg bureau bi
ngeen fexe ba mu couvrir l'étendue du territoire italien mu bañ a yem rek mu bañ a doon seulement des Bolonais wala Milanais waaye ñu fexe tamit ba boole ci waa Napoli ak parce que patriotes yi fépp la ñu nekk te xeex bi moom dinañ ko xeex ni ñu def ñun jóg taxaw ay millions de sénégalais bis bu ko jaree bis bu ñu gisee lu ñu war a gis dinañ jóg taxaw xeex bi changer suñu Sénégal Afrique jëm kanam te bis bu Sénégal changé Afrique changé te mënuñoo continuer di dundee nii mënuñoo continuer di Afrique mënut a continuer ay doomam di daw ci yeneen doomu jàmboor yi ci ginnaaw yeneen doomu jàmboor mënut a continuer merci. salaamaaleykum yéen mbokk patriote yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar cat ba cat bàyyiwuma kenn waaw man li ma leen di wax yéen ñëpp rek seulement cas bi may dugg mooy dama bëgg bis bu nekk bu ñuy bokk di liggéey ñun ñëpp ñu ànd ak dal ak yar ak teggin parce que léeg-léeg fii yaakaar naa yéen ñëpp ay magu jëmm ngeen mais xam nga lan moo bon ci liggéey ay magu jëm bàyyi seen temps di liggéey sonn di dem dikk guddeeg bëccëg kenn toog këram yor télécommande am foofa tàng mu neex muy wax lu ko neex wala mu bëgg a def lu ko neex pour ruube loolu tam war nañ ko invité parce que fi gone nekku fi kenn ku nekk da nga bàyyi sa yitte bon ñu war a defar Pastef ñun ñëpp war a liggéey pour Pastef maa ngi gis yenn saa yi ñuy def yenn clan ci kii mun na ñàkk kenn ku ne li nga bugg a wax mun nga ko wax ci yar ci teggin ci ni nga ko bëggee te du tee li nga bëgg soo ko bëggee dina am mais bul indi parce que fii kenn jiitewul mais ki jiite mun na jiite mais dogalul yéen ñeenay dogal parce que buñ dee 30 tey ji 10 yi wax jëm 20 yi wax jëm fële la 20 yi wax la ñuy def mais ku ne am nga droit indi sa idée mais ñu indi ko ci calme ak teg ak tey ak respectante parce que bu ngeen xoolee groupe yi bis bu ne bu ngeen xuloo am na kuy bàyyi xaw ma def ngeen kii bàyyi jàpp leen ni moom rek bàyyiwul mais 10 bàyyi na parce que kooku am na ñeneen ñu war a massifier lu tuddee parce que day toog ni man naa xaar ba élection jot rek ma wote kon xam ngeen ni perte ngeen 10 kon loolu ñun ñëpp war nañ ko mën a sóoraale respectante joxante cër discussion mënut a ñàkk parce que famille sax sa kër da ngay discuter mais nga teg ko ci respect ngeen baal ma nag. merci. salaamaaleykum sama gars yi man moom damaa añul ndax añ bi neexul léegi bon man je me présente je suis Amadou Diagne Liberté 3 maa yor communication Pastef Brescia damay insister surtout su may commencer ci patriotisme parce que ñun li ñu dugal ci Sonko dañu toog suñu kër dem benn instant ñu ne Sénégal da ngay waaru ñu gis Sonko ñëw indi discours bu patriote wax joo xam ni képp kuy gor laa wax képp kuy gor da nga ciy gis sa bopp ñëpp daw ñëw su ñëpp daw ñëwee nag xaj yi dinañ dugg muus yi dinañ dugg mbaam yi dinañ dugg parce que àdduna loolu la parce que bokkuñu objectif te Sonko suñu leader ñëpp xam nañ nit ku jub la donc may wax ñi nga xam ne dañoo jiite nañu jéem a ànd dans la contradiction parce que ñoo bokk idéal parce que c'est très important critique yii ñuy dégg nii yëpp daf ñuy defar parce que parti biy doog a jóg la parti biy doog a jóg nag lu nekk di nga ko ci gis lu nekk di nga ko ci dégg léegi nag man sama xalaat bu gàtt mooy li gën a am importance mooy massification ak finance parce que loolu moo yor parti massification ak finance bi nag 5 euros yi saay dafa tuuti sama xalaat bu gàtt 5 euros par weer ñun moodu yiy liggéey nañ ko def 10 euros 5 euros dafa tuuti xam nga ñi ngi taxaw di laaj naan Sonko mi ngi laaj ñaata milliards ak pour campagne ak pour kii ren su laajee 4 milliards suñu defoon 5 euros def ko 10 euros xëy na mu laaj 2 milliards léegi dama ne woon si section yi fi nekk am nañ 20 sections léegi pour massification bi man dama bëggoon ñu xool benn méthode boo xam ni section bu nekk dafay am benn représentant boo xam ne xaw ma dañ koy collacaré ci bureau bi xaw ma nu ñuy def pour ñoom ñëpp ku nekk sentir sa bopp ci kii bi ñu jox ko massification mu booleeg
kooku ànd ak ñi ñu nommé foofu ci massification pour ñu yokk doole massification parce que loolu lañ soxla en partie loolu lañ soxla massifier parce que sooy seet cappaandaw bi mooy lan ñan ñoo votel Sonko parce que ñun liñ bëgg ñu man sama mëbët mooy lan Sonko falu parce que xam naa ne su faloo Sénégal changé parce que ñun li ñuy xeex nii du pour ñun pour suñuy sët la Sonko su falu woon tey su falu woon tey dina def benn législature ba mu jeex pour rek defar jikko yi ndax ñun dañu coloniser ci suñuy jikko ci suñuy xalaat donc ñun dañu war a def le tout ba massifier kii ba fexe ba fal Sonko su boobaa dinañ mën a xam fu ñu jëm te gars yi nañ yaatal seen xol nag yaatal leen seen xol gars yi bu leen bañ critique ba pare bureau bi fi nekk naa leen félicité mais vous pouvez mieux faire ndax parti buy gën di yaatu la te nañu élargir bureau bi nañ ko élargir ñëpp sentir ci seen bopp parce que fii woowuñu kenn ñun ñëpp dañu ñëw volontaire amul benn Macky Sall boo xam ne mooy ñëw ne lu ma wax loolu la ay gars di wax naan lu Macky Sall wax sii la fii loolu amu fii ñun ñëpp suñu parole dafa important yow mii jiite soo defee loo warul def sax benn Samba Ndiaye mooy ñëw ne la hey bu ñu sonal li nga def du dëgg parce que ñun ci transparence la ñuy dox parce que loolu la Sonko woote waaw